ami internetu Dakar Buzz nuyu naa leen bu baax a baax di am mbégte loolu di janoot ak yéen saa su ne rek comme ni ma koy defee ci samay émission à chaque fois rek bu dara xewee dañuy daal di am ay invité ñi nga xamante ne ñoom la concerné directement ñu ñëw indi ci seeni kàddu récemment yéen a ngi remarqué li nga xamante ne mooy agression yi ñoo ngi bëri te ñu ci bëri ay moto la ñuy yor ba tax na rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk les cak-cakeurs du Sénégal ku ci mel ni Seydina Aliou Fall président de l'association des cak-cak des livreurs cak-cak du Sénégal ak ki nga xamante ne tamit mooy Ibrahima Badji secrétaire administratif boobulee association te ñoom ñoo fi ñëw teew rek jéem a waxtaan ak ñun wax li nga xamante ne looloo leen métti ci bile mbir Seydina nuyu naa la bu baax a baax bàyyi la rek nga présenté. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum le monde entier ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp ak ñi ni seetaan di nuyu téléspectateur u Dakar Buzz yëpp di sant yàlla di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu suñu mbokk livreur yëpp képp koo xam livreur nga rek ñoo ngi lay fekk fi nga toog jox la loxo ni la salaamaaleykum tey nag dañ fi jaaroon leeral li nga xam ni dafa lëndëm leeral li nga xam dañ ko teg suñu kaw ndoddu waaw ba ci kanam incha allah. Merci beaucoup Seydina ma bàyyi la Ibrahima yow tamit nga daal di nuyoo rek bu ko defee ñu wéy ci waxtaan wi. salaamaaleykum ami internet yi comme ni nga ko waxee donc ñoo ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di leen wax ni donc initiative bi rafet na parce que dafa yoon aussi ñuy daje des fois di leeral loo xamante ne dafa xaw a lëndëm ci kanamu sénégalais yi. donc thème bi c'est très 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 important parce que actualité la aussi. te dafay baax aussi ñu koy développer donc ñoo ngi leen di delloo jukkal bu wér. d'accord merci beaucoup Ibrahima dinañ ñëwaat ci yow ci kanam tuuti rek alors Seydina yow nga xamante ne yow yaa nekk président association des livreurs cak-cak du Sénégal dama lay bàyyi rek nga daaj ñuy wax lan moo nekk métier cak-cak lan moo nekk métier livreur. waaw Dieynaba question boobu vraiment dinaa sawar a tontu parce que boo nee ma lan moo nekk métier cak-cak livreur man ma nekk ci pendant 8 ans. depuis que ma am sama master 2 manqué bi ma demee ba toog xam ni dëkk bi amul liggéey dañuy volontaire wu jël suñu initiative bopp dugg ci métier bi dugg ci nag ak volonté dugg ci sans complexe métier bi nag mu nekk métier bu noble métier boo xam ne tey dafa judd bees métier la boo xam ne amul woon bu mu juddoo bees nag gars yi jëlandoo ko boole ci yu ci bokkul muy métier boo xam ne métier de livraison la métier bu ñu koy wax nag mooy yow tey nga toog fi nga toog tey la génn wala nga toog fi nga toog bëgg dara wala nga toog fi nga toog fàtte dara nga woo cak-cak bi wala nga woo livreur bi ni ko kat damaa soxla sama caabi oto dama ko fàtte place tel wala damaa xiif bëgg hamburger wala dama yor colis bëgg ko yóbbu ci GP bi ñu loolu mooy suñu métier. wala nga yor document booy yóbbu mënoo dem wala dëkk bi am embouteillage nga ni livreur bi kaay yóbbul ma ko loolu mooy métier cak-cak mais métier bi nekkul métier boo xam ni métier d'agression la wala métier la boo xam ni comme gars yi dañu koy waxee livreurs yi ay sàcc lañu wala livreurs yi dañu incompétent wala livreurs yi correcté wuñu non loolu du métier bi bokku ci lépp loo xam ne nii rek gars yi dañ ko ci dugal rek xam ne nit ñi ci dugal mais bokku ci parce que ñiy gàmmu ak ñiy raas de bokkul. ok alors am na solo ni nga ko waxee rek métier livreur métier bu noble la comme ni nga ko waxee rek déjà wax nga am nga sa master ñëw doog cee dugg. alors récemment du ma ne récemment sax am na des mois passés ki nga xamante ne mooy gouverneur bi dafa interdire li nga xamante ne moo nekk utilisation des motos comme moyen de transport fii nii ci Dakar bu lu mu ko teree nag par manque de sécurité la parce que gis neen lu bari li nga xamante ne moto yi accident yuñ ciy am yuñ ciy nemmeeku sàcc agression yi ñoo yaa ngi koy wax léegi ba tax na mu interdire ko mais ci sa biir wax nee nga carrément livreur métier bi nekkut. par exemple da nga war a dem nit yàkkamti war a déposer benn document wala nga yóbbul ko wala mu yor ay bagages ak loolu mais tey jii nii fu ñu toll du loolu rek la ñuy nemmeeku parce que gis neen yéen livreurs yi parfois da ngeen di supporter ay nit loolu tamit est-ce que bokk na ci seen métier carrément. waaw xam nga Dieynaba adduna dafay dox te buy dox da ngay ànd ak moom dox gis nga Dakar ni mu mel ak travaux yi ci nekk embouteillage bu fi nekk ñun volontaire wuñu pour yow yëpp nit ki mooy ñëw fekk ñu taxaw mu ñu yóbbu ma place sànq dama yàkkamti dama am rendez-vous wala dama am cours wala dama am examen wala dañ ma invité ma war dem fenn te bëgguma tardé te xam na ni su jëlee taxi day tardé mu jël moto bi moto boobu muy jël nag nekkul ni bu ñu la yebee yow mi ñi yëpp dañ lay exiger ni la lii ngay fay force dañuy waxaale ba jubóo comme ni ngay arrêté taximan bi di waxaale léegi nag ñun lu ñu bëgg mooy ñi yëpp nit mënuñu leen ko tere parce que xamoo nit ki lu muy dund ci këram xamoo nit ki lu tax mu jund moto bi xamoo nit ki mi ngi añ mi ngi reer mi ngi ndekki boo ñëwee ni ko lii ngay def dama la koy interdire kooku yaa ngi yokk taux de chômage bi
loolu yaa ngi yokk nit ki mu soxor yaa ngi yokk nit ki nga permettre muy dem di agresser parce que li mu yor moyen de transport la mën na si dund mën na ci dundal njabootam wala mën na suturlu yow nga xañ ko loolu kon kooku boo ko bàyyee tey nangu motom wala nga xañ ko loolu kooku après lan lay devenir ëllëg kooku mën na nekk agresseur kooku mën na dem di kar nit ñi di nangu seen i bagage kon pour man nga xool si loolu mu nekk nga fekk si dimbali ko xool ba régulariser ko loolu formaliser ko nga jàppale ko mu continuer liggéeyam boobu ñun loolu la ñu bëgg nit ñi xam ko xam ni ñi yëpp nit di yóbbu du defuñu ko par naïveté wala defuñu ko par paresseuse dañ ko def pour bëgg liggéey amuñu liggéey nag moo tax ñuy créer seen entreprise bu bopp def loolu léegi nag état mi nga xam ni loolu nee nañu ça l'arrange ou ça l'arrange pas moom moo war a ñëw envers les livreurs envers les cag-cageurs wala envers ñi transporter personnes yi ñu xool nan lañ leen régulariser formaliser leen jàng leen code de la route à ce que ñu mën a continuer seen métier boobu ba keroog ñu gis leneen man loolu laa amoon li ma ciy wax. comme ni nga ko waxee rek yéen bu ngeen di jël ñi nga xamante ne wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ay livreur ba pare tamit di transporter ay nit doonut seen coobere bu ñu sañoon duñ ko def peut-être rang social bee tax waaye yaa ngi koy wax léegi gouvernement bi dafa war a ñëw vers vous jéem leen a régulariser formaliser leen ba nga xamante ne yéen di ngeen normal mais est-ce que gisoo leen ne loolu moo waroon a njëkk ba pare ngeen def loolu ñu formaliser leen régulariser leen ba ngeen normal ngeen doog a commencé di yeb ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit yi parce que yéen la plupart du temps dañuy gis cag-cag yi duñu respecté li nga xamante ne mooy feu rouge yi ñu bëri dañuy bourler nu leen neex la ñuy dawalee ci tali bi ba tax na sax ñoom ak taximaan yi lu ci ëpp duñu juboo xam nga boo nee cag-cag mooy ce qui est rapide loo xam ne nii ça demande pas d'un lenteur yow da nga yàkkam tey bu ñu ñëwee yëpp nit ki wala ñu am colis bu ñu yóbbu wala lu doon loolu lekk la nga ñëw ba si feu bi temps bi muy jël si feu bi loolu man su ma la ko waxee nii dama koy xaar damay wax lu ma neex parce que du ma jàkkaarloog Sénégal di leen wax loo xam ne gëwuma ko parce que feu rouge bi ça te permet nga def stop may yeneen oto yi jàll mais ñun rapidité bi ñu xam ne moom la ñu xamee cag-cag boobu la ñu bëgg di wanee foofu léegi ñu mënuñu taxaw di xaar ñu duñu nekk ay nit yuy xaar. non mais rapidité bu ñu leen di wax certes mais warul tax yéen ngeen boucler di def li nga xamante ne c'est pas normal. waaw c'est pas normal loolu c'est anormal mais xam nga Sénégal dañu yor comportement boo xam ne nit ki bu ñu xasee ba tàmm ko rek jeex na ñun nag loolu dañ ko tàmm dañuy tàmm brûler feu dañuy tàmm seen policiers yi daw jël sens interdit balaa ñuy jàpp parce que suñuy papier matul mais li mu bëgg expliquer nga xam nga mooy que livraison bi y a des pères de famille yu si nekk. y a des soutiens de famille man démb rek bi ma paree émission ak benn télé am na ku ma woon ni ma man maa ngi sama ñaari jabar te si livraison bi laay joxee dépense te si livraison bi si laay fayee sama courant si livraison bi may def si laay fay sama luyaas si livraison bi may def si laay faj sama doom si laay jox sama famille si laay leen dimbali. y a des diplômés dans notre association et des non diplômés dans notre association man mii di wax yow j'ai ma licence en économie et politique. J'ai mon master en droit des administrations des collectivités territoriales. te pourtant maa ngi def autant de stages def naa autant de contrats mais j'arrive pas à avoir un CDI ma ne nag naa ñu continuer sama métier depuis 2018 maa ngi ci métier bi di ko def actuellement cadre laa ci. maa ngi ci am connaissance bu ne. mais dama bëgg rek état jàppale ñu maanaam ñëw laaj ñu lu ñu bëgg bu ko defee ñu wax ñun soxlawuñu seen xaalis li ñu bëgg mooy ñu subventionnel ñu carte grise yi subventionnel ñu permis yi on est une association bari na association yu fi nekk. mais si biir association des livreurs cag-cag du Sénégal bari na association yu ci nekk bu ñu ñëwee envers nous dinañ leen regrouper l'ensemble des livreurs ñu jox leen seen filiation bu ko defee dinañ mën a dimbale lu ñu doon jaayee carte grise 60 000 ñu defal ñu ko 25 000 wala lu ñu doon jaayee permis 100 000 ñu defal ñu ko 20 000 ñu subventionnel bu ko defee métier bi di nga mën a identifier sàcc bi di nga mën a identifier livreur bi di nga mën a identifier agresseur bi ñun loolu la ñuy wax président Macky Sall à ce que mu recevoir ñu toog ak ñun. waxu ko parce que am na ministre tutelle boo xam ne tey moo yor wàllum transport aérien mais kooku bind nañ ko 2 fois jox ko affaire yi bind nañ ko 2 à 3 fois mais amuñu benn réponse amuñu benn réponse boo xam ne jógee na si moom ñëw si ñun mais li ñu bëgg moom si bopp mu recevoir ñu ñun nee nañ ko bu ñu ñëwee toog ak yow dañ lay wax li ñu bëgg nga defal ñu ko duñ fa ñëw di def ni gars yi def li ñu bëgg rek mooy nañu recevoir ñu wax li ñu bëgg ñun ñi nga xam ne ñoo jiite secteur bi loolu lañ koy ñaan quoi. Seydina dinaa revenir aat léegi ci yow ma dem ci ki nga xamante ne mooy Ibrahima Badji nekk secrétaire association bi alors Ibrahima ma bàyyi la rek nga présenté wu ak ñi nga xamante ne ñooy internetu Dakar Buzz. maa ngi nuyu ñëpp comme nu nga ko waxee sànq di siyaar ñëpp. tur bi Ibrahima Badji la man maay secrétaire administratif association des livreurs du Sénégal. association bi nag association bu légal la am nañ suñu récépissé
te affilié nañu aussi au niveau de l'État te dañ ñu reconnaître donc duñu association boo xamante ne ni amaguñu papier wala dañuy mbubboo turu kenn. On est une association on est reconnu on compte de plus de 200 voire 300 membres yoo xamante ne ils sont actifs. D'accord. Alors Ibrahima ban taxawaay nga am ci biir association bi. donc daanaka ci côté administration laay gën a feeñ. parce que lépp luy papier lu association bi soxla man maa koy dox. parce que aussi association bi pour nga bokk ci association bi. normalement dañuy am sa photocopie carte d'identité. bu ko defee ñu am sa benn carte membre boo xam ne bañ la koy jox. ci carte membre boobu loolu moo ñuy permettre ñu mën a identifier ku bokk ci association bi ak ku ci bokkul. parce que président aussi mu ngi koy souligner sànq te am na solo lu mu wax. mais ñun ñoo ngi ciy liggéey suñu côté di jéem a xool regrouper livreur yëpp. affilier leen xam ku nekk fu mu dëkk. nga xam ni ëllëg bu dara xewee ñun buñ ñu ñëwee situé wuñu les responsables. ñun dañ mun a jël suñu responsabilité conduire leen. ba bërëbu kooku noonu def ñaawteef bi parce que dëkk bi aussi dafa tërëri. ok am na solo yaa ngi koy wax léegi association bu légal la. mais man ce que je peux pas comprendre moo nekk seen association bi ngeen taxawal ko mu am papier yëpp yu ci war. ba ngeen légal. te tey jii ñi nga xamante ne ñoom ñooy livreurs yi bu ñuy génn moto yu ñuy yor amuñu ay papier yu complet légal ñu ba tax na bu ñu génnee ci mbedd bi dañ leen di tëye léegi président mu ngi koy wax maa ngi koy wax ci li nga xamante ne moo nekk non respect du code de la route. feu rouge yi da ngeen koy bourler nu leen neex ngeen di tourner ba léegi mu ngi may naan boo déggee cak-cak égal rapidité. mais rapidité ñëpp xam neen ko boo koy topp ça accroît le risque d'erreur loolu tam yow lan nga ci wax est-ce que tu es parfaitement d'accord ak li nga xamante ne moom la Seydina wax. balaa boobu ma dellu ci question bi nga njëkk a posé. concernant que ni yenn livreurs yi bon amuñu carte amuñu papier yi mot. donc yaakaar naa ni aussi boo xoolee comme nu ko président waxee gars yi affaire day juddoo ci ay mouvement d'initiative. da ngay nekk benn soutien de famille am plus de 20 ans war a yor seen waa kër. da ngay toog sa kër des fois ñu ñëw facture bu 5000 francs sax mënoo ko fay. donc mu am koo xamante ne dafa nekk ci koñ bi moom it yàlla may ko moyen. moom it mu jéem a xool benn business bu muy investir. léegi business bi muy investir boobu day métti des fois yow nga jege ko ne ko grand est-ce que doo jënd scooter ma jàppagum ci en attendant. donc jënd scooter boobu noonu da lay jëndal scooter jox la nga koy verser par exemple 3000 3500 ba 4000. donc moment bi ngay yoree engin bi ak moment bi ngay verser période boobu noonu day gàtt trop pour nga mun ci am papier complet. yow ci boppam. parce que ku lay jox engin bi amaana ne mën na la utal carte grise utal la assurance mais papier. bu tax ñu gën a sonal livreur yi jamono bi mooy permis de conduire. kon amagoo leen permis. ñu ci bëri amaguñu permis. te bëgg nañ aussi comme li nga wax ci côté papier aussi état bi mu jàppale ñu. parce que ñun état bi subvention bu ñu mën a jox mun na bañ a nekk liquidité mais mun na nekk subvention boo xamante ne genre day mel ni comme par exemple carte grise bi bu nekkoon 50 000 francs. moom mu subventionné ñu ko ba 25 000 nga xam ne ñun lu ci des nañ ko mën a taxale yokk ko am suñu carte grise. bu ñu fa jógee aussi permis yi mu yombal ñu accès bi des fois da ngay dem di ut permis mais day mel ni doo sénégalais. ndax lan non parce que da ngay ñëw di ut permis déjà rek tey boo demee dem benn auto école tey ñu laaj la benn 100 000 minimum 100 000 lañ lay laaj donc le temps que ngay pour nga am permis donc am na ñoo xamante ne aussi am nañ chance am permis moto mais tey yaakaar naa ku dem ba génnee 100 000 francs mun nga jàngaale conduite mun a dawal auto pour sa ëllëg aussi. beneen question mooy par rapport ak président lu mu wax ci affaire de rapidité bi. donc je pense que moom côté bu mu ko jëlee. côté la boo xamante ne ni moom la gars yi di xaar ci livreur yi rapidité. mais c'est pas forcément que ni da nga war a violer code de la route. wa ilaa nga ñëw ba ci feu bi brûler feu bi. mais moom côté bu muy waxee aussi ñun ñii di yor engin dañ koy comprendre tey boo taxawee benn côté parce que feu en général ñaari sens la. côté bee oto yi bu jeexee yow da ngay profité dem c'est pas forcément da ngay songu oto bi pour dem non ça se fait pas côté boobu moom na sa xel daal gars yi ciy bàyyi xel trop te vigilant lañ ci incha allah te dinañu jéem a améliorer wu pour gën a mën a respecter code de la route. vu que président ñaan na aussi suñu son excellence Macky Sall aussi mu mun ci jàpp. pour booy yi mën a jàng code de la route. parce que ñu ci bëri aussi pure ignorance moo tax ñu def yenn yi. d'accord depuis quand yéen a ngi def ay démarches. pour que ñu régulariser leen ngeen doon ay ñi nga xamante ne ay livreurs yu légal ngeen depuis quand yéen a ngi def démarche. daanaka léegi moo ngi def un bout de temps. parce que daanaka boo xoolee président bind na maanaam ministère boo xamante ne moom mooy saytu wàllum transport ñaari yoon. mais recevoir luñ ko c'est-à-dire
dafa am benn mythe boo xamante ne il faut aussi mu dañ ci bëtu sénégalais yi mooy bu ñu yaakaar ni chaque mouvement associatif bu jógee rek daa am benn intérêt bu lal ci ginnaaw intérêt bi sànq wax naa ko mun na bañ a nekk raison pécuniaire tey on s'est organisé imaginer ku dëkk Parcelles ku dëkk Médina ba ku dëkk ci région yi réunir ci benn association mais parce que la cause elle est commune. lan mooy importance kon association. importance association bi première bi mooy régularisation bi kii wax na ko président. ndax dañoo bëgg état bi xam ni ñun doxuñu ci njalax on s'est réunis ci benn entité boo xamante ne non seulement pour mun a ñun xamante suñu biir. parce que tey nekkuñu dans le secteur par exemple public. instant yii on est dans le secteur informel. pour ne pas dire aussi privé. donc on peut pas s'organiser en syndicat. léegi nag dañuy organiser wu en association. pour jéem a promouvoir suñuy intérêt. suñuy intérêt nag mooy état bi taxawuñu pour ñu mën a am suñuy papier 1 2 mu mun ñu gunge aussi pour liggéey bi su côté sécurité bi. parce que jamono bi livreur boo ci jox course 22 heures fitam du toog. parce que bu njëkk bi dañ doon ne mboto ku yor mboto mooy agressé léegi ñu dem bay agressé borom mboto donc ça veut dire que y a un réel problème. d'accord exactement foofu laay ñëwee sax ci mbirum agression yi. parce que gis ne ñuy agressé moto la ñuy yor lu ci ëpp. bu ñu yorul moto la ñuy nangu. ba tax na tey jii sénégalais yi mënuñu ràññee kuy livreur ak kan mooy agresseur. loolu tamit loo ciy wax. loolu saafara bi président wax na ko sànq te maa ngi koy siyaar de passage. parce que def na liggéey bu am solo. daanaka lii bu demee ba taxaw daanaka moom def na ci liggéey bu extraordinaire man maa ngi woon fële mu copte ma ñëw ñu defar suñu bureau ma gérer lépp li administratif te maa ngi ko ci bëggee di ko siyaar léegi loolu xam nga la mooy saafara bi tey ku am matricule comme oto bu am matricule du def naka su dul noonu tey boo amee moto bu am matricule tey boo defee ñaawteef jarul gars yi di daw de midi à 14 heures dañuy taxaw jël matricule moto bi rek après bon ñoom au niveau de ce qu'on appelle voilà service des mines après ñoom ñu remonté xool moto bi ci turu kan lañ ko mité xam nga loolu c'est facile ñun dañoo bëgg ñu yombalal ñu l'accès à la mutation ñu mën a mité suñuy moto bu ñu ko mité da laa nañ mën a distinguer kuy sàcc ak ku dul sàcc léegi nag ku amul papier bu boobaa bu fekkee moom état bi def na lu ko war ba ñëpp am papier ku amul papier di def yëfu ñaawteef ñu xam ni bokkul ci groupe boobu c'est aussi facile. mais maa ngi koy wax sànq président aussi nee naa ko livreur boo déggee ñu ne livreur c'est pour que nga dem jëli bagage yu nit livrer ko. mais tey livreur bu demee tamit bay transporter nit mu leer na ne yow amoo ay papiers yu légal. déjà gis ne ni ngeen di dawee ci tali bi ku mel ni man du ñemee yéeg ci moto pour dire vrai. parfois accident yeeg yooyu noonu tamit nga yaakaar ne loolu du gën a yàq seen liggéey pourquoi pas yemoo leen rek ci dem yóbbu ay colis pare ci bàyyee taximaan yi li nga xamante ne mooy transporter nit yi. Dieng ba gis nga question bu dafa sensible gis nga sànq maa ngi koy wax maa ngi ne jamono bi monde bi mooy dox jamono bi service ci la ñëpp di yëngu dans le secteur informel la gars yi nekk mooy secteur tertiaire doo xoolee gardiennage yenn liggéey yoo xamante ne sous-traitance la xam nga tey livreur dañ koy sous-traité nit mooy yor benn entreprise am di jaay añ woo benn booy mu koy livrer ñun côté boobu lañ gën a dox maintenant nag li ngay wax mooy moto taxi moto taxi boo xoolee lu ko andi mooy embouteillage premier embouteillage moo ko andi maanaam tey oto yu bëri nañ Dakar ba nga xam ne tey boo bëggee jóge croisement Cambérène rallier dem ville mun nga def plus de 1h30 ci yoon bi donc une personne boo xamante ne comme président nu mu ko waxee sànq dafa am réunion tardé mais kooku mënul xaar embouteillage boobu bu demee la lay donc day mujjee obligé def stop te stop boobu sax en réalité dina fa yàgg parce que kenn du ko jël léegi day dem xool ci angle yi kam moo gaare moto am initiative pour yóbbu nit du benn du ñaar gis nañ ay nit yoo xamante ne seen soxla noonu lañ koy fajee dañuy génn seen kër stop moto fay ko dem pour mu gaaw par contrepartie aussi am na lu ñu war a leeral ñun taximaan yi suñuy papa ñoo ci nekk suñuy mag suñuy frère fii ku fi nekk am na koo xamante ne xam nga ko mu yor taxi on n'a pas de mal par rapport ak ñoom lu ñuy wax d'accord nañ ci cause bi ñuy plaider mais aussi il faut que ñu comprendre benn affaire monde bi évoluer te monde bi évoluer dañuy évoluer ànd ak moom moto yi def transport nous par contre on a rien amuñu benn problème ak ñoom parce que ñun ci cag-cag bi lañ gën a miser mais aussi bu fekkee ñoom it seen secteur ñun incha allah dinañ leen fekk ci foofu ñu xool lañ koy régulariser aussi ñu mun a am seeni papier ñu jéem a xool ñoom nan la état bi di def ak ñoom par exemple ñu xool duñ leen di utalee licence booy def mboto kii taxi ñu def utal leen licence parce que am na Thiès aussi Thiès da ngay joxe chaque mois 2000 francs pour daw mais xëy na peut-être engouement bu am ak Dakar nu mu nekkee capitale économique aussi bokkul ak Thiès embouteillage et tout mais incha allah président dinañ ci liggéey incha allah bi si yàlla àndee. d'accord
ok am na solo ma revenir rek ci prési Seydina yaa ngi koy wax léegi association bi Dakar la yow yaa nekk président fii nii mais bëggoon naa xam ci yeneen région yi tamit ndax am na ñi nga xamante ne moom moo leen fa teewal mbala yow yaa ngi jokkoo ak ñoom. waaw Dieynaba xam nga association bi bu ne association des livres Cak Cak du Sénégal kooku ça parle autour du Sénégal ça parle de toutes les régions donc région bu ne ni ngi may gisee ni barki démb bu ñu paree chaîne télé bi mu lay wax nii parce que am naa copte naa 14 régions yi nga xam ne ku si nekk 2 personnes woon na ma fa sans compter les communes kon fi mu ne association bi on était 500 et quelques mais maintenant on est plus de 1442 membres koo xam ne c'est une masse électorale tey président de la République bu ñu dimbaloon recevoir ñu rek ñu liggéey ak moom mu jàppale ñu rek boobaa dinañ ko mën a rendre la monnaie il faut laisser à César ce qui appartient à César moom nag mënuñu xëccoog moom mënuñu dem di ko tax ci télé yi di gars yi di wili pande non li ñu bëgg lañ ko wax te dafa war a xam ne ñun ay jeunes lañu te Sénégal lañu bokk te Sénégal actuel am na jeunesse bu formidable am na jeunesse bu courageuse am na jeunesse bu bëgg liggéey ku taxaw jàng ba pare war a seeti bureau yi war a seeti service public yi war a seeti médias yi defoo ko mënoo tàllal nit loxo mais nga créer sa entreprise bopp di def cag-cag télé bi nu mu mel ak risques yi si nekk kooku bu ñëwee envers vous ni la dimbali ma am lii bu bokk ci sa jeunesse yow tey nga taxaw woote yoonu yokkute nga taxaw tey woote jokkoog ndaw yi tey nga jénnee 43 milliards tekk ci taabal bi ni naa ko may père de famille ñu dimbali ko mais jeunesse bi ñooy réew mi tey pour réew développer yaakaar naa jeunesse bi bu ñu ci jàppul du dem te jeunesse boobu bu ñu taxee nii lii la ñuy bëgg secteur bi la ñu bëgg liggéey dañu bëgg leen ci jàppale jàpp naa ni président de la République war nañu mën a dégg woo ñu toog ak moom wax ko li ñu bëgg mu jàppale ñu te yàlla tax bu ko defee ñun aussi bu ñu ko mënee jàppale ñu jàppale ko parce que livraison bi dama la wax benn affaire Dieynaba billahi wallahi gis naa ñoo xam ne nii bu ñu toogee xëyuñu du ñu lekk wallahi watallaahi gis naa ñoo xam ne bu ñu xëyuñu du ñu taal cin seen kër te si livraison bi lañ ko yaakaar da si la ñuy fay luyaas si la ñuy joxe dépense si la ñuy def lépp gis naa loolu man gis naa ay étudiants yoo xam ne dañuy jàng ba cartouché génn yor ay moto di def cag-cag kon ñun nañ ñu jàppale si lii dañ ko gëm dañ ko bëgg à propos li nga wax si wàllum permis yi ak carte grise yi loolu mën na nekk boo demee États-Unis dem France dem Angleterre da nga fay gis ay livreurs ñooñu ils sont organisés structurés te ñooñu dañ leen formaliser régulariser leen ba boo gisee livreur bi da nga xam ne service tel la bokk état sàgganewoo leen ñun dañ ñoo sàggane quoi en vrai loolu laa mën gis dañ ñoo sàggane te tey lu mënoon nekk mooy tey ñun réunir ñu dajale ñu ne kat carte grise bi ñoo ngi koy defaree 100 000 mais livreur bu ñëw dina la ko jaayee 50 000 exemple wala ñu la permis bi ñoo ngi koy defaree 140 000 livreur bu ñëw dina la ko defaree 20 000 yaa ngi dimbale sa jeunesse yaa ngi jouer si taux de chômage bi yaa ngi koy wàññi ñun lu ñu bëgg mooy que à ce que état gëstuñu ministre bi bu ñuy dégg nañuy dimbale jàppale ñu parce que ñun ñaanuñu tàlluñu kenn loxo sàccuñu te du ñu ay agresseur ñi koy def nag wax naa la ko sànq ni la ñuy gàmm ak ñuy raas de bokkul agresseurs yi vraiment ñi ngi def loo xam ne ëllëg ñoo ngi ñuy tooñ te lépp loo leen def suñu kaw lay retourné wu ñun du ñu ay agresseur bu ñu doon agresseur xam nañu fi ñuy agressé xam nañu nan nañ koy defee mais nous on est des jeunes conscients engagés et déterminés bëgg lu baax kon tey nañu bàyyi ñoom loolu ñuy def di taltel suñu secteur bi ba ñu naan borom moto yi ñooy agressé non du borom moto yëpp te yow journaliste bi ngay def nii métier journaliste bi ngay def am na ñoo xam dañuy génn télé yi di wax naka sulul noonu te du ñu ay journaliste ñaata yoon nga fi gis ay personnes yoo xam ne non déterminé ñu ne ay journaliste ñu leen di yóbbu ay CEDEAO ñu def ay SNAP ñu leen di fay te amuñu benn carte de journalisme kon métier boo gis am na ñoo xam dañu jóg pour yàq ko ñu nag suñu métier bi ñu dañ ko fonk te li ñu bëgg man métier bi si laa takk jabar si laa joxee warigal si laa ngénti sama jabar si laa ceg-ceg bii si laa defee lépp moo tax man fi mu nekk du ma tàllal kenn loxo am na la kan laa ñee man ku ma ëpp diine gën ma respecté say waajur man tey su loon sama sago du ma toog fii di wax su loon sama sago damay dem toog ci bureau yi comme ñëpp su loon sama sago damay dem di gars yi bëgg ma bëgg ko bëgg naa toog ci clim yi sama siège di tourner bëgg naa di am salaire de 500 000 par mois mais mënu ma ko am parce que wut naa ko aw ma ko lii la ma yàlla nattoo dama ciy jàpp kon ngir yàlla président de la République maa ngi lay lancer un appel président monsieur le président de la République nga jàppale ñu ñun jeunes Sénégal yi sonn nañ toog naa fu ne wax naa ko te ñun ñëwuñu pour tàllal loxo ñaan la xaalis dañuy ñëw pour nga dimbali ñu sa jeunesse ñoo bëgg nga dimbale leen dañu bëgg nga subventionnel ñu carte grise yi subventionnel ñu permis yi lu doon jar 100 000 francs nga defal ñu ko 10 000 15 000 mën nga ko yow mi jël 43 milliards dimbale suñu papa ak suñu yaay yaakaar naa sa jeunesse bu ñu taxee ni lii la ñuy bëgg war nga leen mën a jàppale lu ñu ñaan mooy nga recevoir ñu ñu ñëw toog ak yow ñu wax la lan la ñuy bëgg incha allah boo ñu jàppalee ñun président pare nañ pour jàppale ci lépp loolu la lay ñaan merci beaucoup
wax ji am na solo lool yaa ngi koy wax ci nga takkee soxna macha allah ci ngay dundalee sa famille et tout. yàgg nga ci torop alors ban jafe-jafe yow président ak secrétaire amaan na yéen possibilité yi ngeen am wala facilité bu ngeen di am pour di déplacer wu di def seen liggéey yeneen yi amuñu ko ñeneen livreur yu bees yi amuñu ko. alors lan lañ leen di gën a ñëw di leen di kaasal yan doléance lañ leen di gën a wax ne ñoom moom la ñuy dund bu ñuy liggéey. man à chaque fois dañ may woo. man damay wax ni association bi képp ku ci ne lu mu leen njëkk a exiger mooy correct ak politesse dama la koy wax ni nit ki booy jëflante ak ay nit. da ngay correct d'abord yaru. boo yaroo nga correct mën nga def ak ñu ne seen jafe-jafe yu bëri yu ñu may kaas mooy population bi des fois dañuy manque respect livreur yi. di leen yuuxu ci téléphone yi gaawal sànq laa la woo nangam te nit ki ngay woo embouteillage bi ne Dakar. nga woo ko mu daw lu bëri def choc dee. loolu est-ce que soo tëddee di nga nelaw. yaakaar naa nit ki boo ko wooyee téléphone ni ko yow laay xaar war nga ko mën a may temps mu daw nànk dal nànk ñëw. jël sa colis yóbbul la ko mais gars yi dañuy nekk livreur di leen manque de respect dañuy salté ay sàcc lañu livreur yi ay sàcc lañu laay dégg. mais tamit parfois am na nit yi nga xamante ne dañuy jël seen bagage pour mu yegg sax problème la wala bu ñëwee di leen am ne leen li nga xamante ne xam nga man bokk dama part li may sensibiliser sama association bi nga xam ne tey yàlla def na ma jiite ko. toujours lu ma leen wax balaa ngeen di jël colis jaamul di dem. vérifier leen ko. surtout man toujours dama leen koy wax daw leen nànk su ma yeewu message wala ñu ko dugg si groupe bi daw leen nànk dal nànk bu leen nit joxee colis loo leen yàkkamti vérifier leen ngeen xool ba xam drogue la wala yamba. xool leen ko ba xam or la wala diamant. xool leen ba xam lan la boo leen demee ngeen xam ni ngeen photo ko d'abord ngeen wan ni kii lii la ma jox pour yow. bu fekkee colis bi dañ ko paqueté def ci emballé ko ba mu baax. yow mi boo ko daajee doo am noo koy def tamit. waaw mais loolu mënoo si dara dañ ko paqueté borom ni la bu ko dépaqueté. tu n'as qu'à jël lim la wax nga yóbbul ko. boo demee yow waa ji ku xool boo xam manqué dana xam ne kii laaloo ko kii la ko jox moo ko dese man de loolu dal na ma benn femme bu nekk Pikine. ginnaaw stade bi jox ma benn colis boo xam ne nii daf ma ko jox bi ma ne ko dama ko daaj xool mun ma non doo ko daaj xool ma dem jox ko waa ji xool ni manqué na benn xaw ma lan man ko may kii la ma ko joxe. bi mu wooyee femme bi dana ko carrément. man maa si am soxla benn genre pat la mooy pat yi jógee extérieur man maa ko jël. moo ko dajji après man dama si rus quoi. man depuis loolu laa commencé man képp ku ñu woon jox dara na nga ko vérifier nga xool ko. jafe-jafe encore am na boo xam ne nii dañ lay woo guddi gi livreur dem guddi sa kër. boo ñëwee nit ubbi la di la chantage. di la naan dugal nga dugg nga toog boo toogee mu summeeku daf yaram mu neen. lépp ñoo ngi koy dund. barki yonent bi daf yaram mu neen ni la tëddee ma ba ma tëddeewul ma yuuxu lan ngay def. mais lan ngay def tëddee ma ba mu tëddeewul ma yuuxu nii da nga loon violé yaa ñëw sama kër lan ngay def doo ko may ñaar dem sa yoon wala nga ñu may ko benn dem sa yoon mënoo si dara yooyu daf ñuy dab barke wala nga ñëw nit ki ubbi la jël affaire yi nga war ko jox mu ubbi nu mu lay ubbee ak tenue bi muy sol doo da ngay dawal mais da nga xam ni kii li mu def nii perturbé na la xam nga góor rek nga mën a nekk nga gis affaire yu grave des fois ñu jox la drogue ni la yóbbu ko ni la bul dajji nga dem police yi kar la xool muy drogue dan lay jàpp kat moo la ko jox nga dem si diw fekk dem na bu xamee ni yow kee jotagul ci colis bi te xam ne police yi dañuy ñëw sa kër da ngay génn daw dem sa yoon. changer numéro daf ñuy dal ñun on a un avocat boo xam ne Jim Coly maa ngi koy nuyoo passage c'était mon professeur en deuxième année à l'université Anta Diop. moom wax ne ma carrément boo leen amee cas yu mel noonu ngeen ñëw incha allah ma taxawu jàpp leen. plaider leen doo leen fay dara. association il a des objectifs potentiels et précis. képp koo xam ne yaa ngi si association bi am carte de membre chaque mois da ngay joxe 1000 francs. booy dugg photocopie d'identité ngay indi. ak sa photo ñu jox la carte de membre nga joxe 2000 francs xaalis boobu moom la ñuy dajale booy daw si tali bi ba def choc si xaalis boobu dañuy jël jox la ne la dimbale ko jëndal ordonnance parce que xam nañu loolu ñun ñooy assurer suñu bu amuñu assureur xaalis boobu la ñuy jël dimbalee la ko ni la jëlal 50 000 nga dimbale wala jëlal 20 000 nga dimbale ko bu ñu sàccee sa moto dañuy jël benn somme ni la am jëlal nga am loo si teg yow après nga xool noo def comprendre nga kaaw mel ni drogue bi mu lay signé bu la si jàppee avocat la ñuy woo mu jël la plaider la gratuit doo fay dara kon association boobu taxaw na tey pour dimbale boobu kooku jeune boobu buy def loolu état bi lan la war a def. accompagner quoi. mais ñun Sénégal ñun est-ce que ay Sénégal lañu laay wax quoi. non si parce que man mënu ma comprendre yow wutuloo nit ki liggéey nit ki créé na benn secteur informel un peu privé mais yow doo xool noo ko formaliser noo ko coiffé bu mu jaar yoon xam nga nit ki. mën si gis boppam yow nga mën si gis sa bopp pourquoi pas ñu formaliser ñu chaque mois ñu ñuy exige yéen jakartamaan yi wala cag-cageur da leen joxe 1000 francs ñu carte grise boobu ñu lay jox wala peine boobu ñu koy dagg chaque mois loolu bu ñu ko defee au bout de 2 ans du jeex mais ñun sonn nañ ngir yàlla waa Dakar Buzz Macky Sall na jot ci lii quoi fu ne toog nañ fa sonn nañu loolu grand lii dama bëgg Macky jot ci ni ko ñu mën Seydina Alioune Fall président de cag-cag maa ngi koy woo ni ko man ñëwuma pour tàllal la loxo dama ñëw pour nga dimbali ñu li nga xam ni sa wareef la
li nga xam ne tey yaa ni yow jeunesse bi da nga bëgg jeunesse bu jóg da nga bëgg loo waxoon la lan la dimbale ma le parti avant. ok la patrie. la patrie avant le parti. loolu la waxoon. mais patrie bi jóg nañu ñëw envers vous. yow yaa waxoon yoonu yokkute yaa ni waxoon Sénégal émergent. yaa ni woon jokkoo ndaw ñi ay waay ñëwal jokkoo ak ñun président pare nañu pour nga jàkkaarloo ñun jokkoo ak ñun. boo ñëwee jokkoo ak ñun incha allah ñu wax lu ñu bëgg nga taxaw ci. incha allah loolu la lay ñaan te boo ñu jàppalee président bi lay wallaay suñu masse électorale bi boo ñu jàppalee. man déjà je suis un conseiller municipal au niveau de la commune de Richard Toll. j'ai fait de la politique. benn ñaar association bi ay gars yu taxaw ñoo si ne. ñoo xam ne nii pare nañ pour taxaw jàppale la ñëwal nga jàppale ñu defal ñu lii ñun ñu jàppale la taxawu la incha allah loo bëgg Sénégal ñu taxaw si président jàppale ñu. président jàppale ñun bëgg nañ nga jàppale ñu de damay jooy de président voilà. moo ngi noonu mooy Seydina nekk président bi association des cag-cag livreurs du Sénégal alors Ibrahima Seydina mu ngi koy wax lenn li nga xamante ne dund na ko mu neex ko ci métier bu muy def maanaam takk na ci jabar mu ngi ciy gérer famille am yow tamit ban ngëneel nga gis ci métier bi nga xamante ne moom ngay def actuellement nii. waa question damay sawar tontu ci parce que maa moom boo xoolee ñoo xaw a nduroo situation donc man moom sama cas dafa gën a spécifique tuuti parce que bon ñun comme tout jeune dañoo commencé jàng te boo xoolee jàng Sénégal dañ lay wax ñett yi la da ngay jàng ngir xam jàng ngir mën soog a jàng ngir am te boo xoolee moom parcours am nu mu ko expliqué jàng na xam na jàng na mën na mais ci am la toll dañ ko yombalul te dañ ko war a yombalal donc man it aussi jàng naa def naa 2 ans département philosophie génn def licence marketing aussi am diplôme bi mais bon en 2019 ma arrêté football bi parce que am na fooy toll aussi situation familiale moo lay dab parce que paa bi aussi day toll ci benn âge mère bi toll ci benn âge donc bu dee champion nga dëgg da ngay pare pour affronter life bi te affronter life bi boo ko bëggee def wax dëgg yàlla mooy nga taxawu sa yaay taxawu sa papa parce que ñaan boobu ngëneel la te du réer donc si lañ dugg aussi si cag-cag te bañ ci duggee ba léegi yàlla sutural nañ ñu fas si soxna man 2019 ba léegi waaw fas nañ soxna ba yàlla may ñu am ci tout tànk ba léegi nii ñoo ngi yor suñu kër di si doxal wax dëgg yàlla te moom nu mu ko waxee noonu rek la mun a waxee parce que c'est un responsable parce que tey bu ko neexoon il n'aurait même pas à s'occuper de lu muy def nii il peut se dire que comme je me débrouille perso rek mun naa yem sama bopp mais bu demee bay plaidel ay livreur di plaidel ay cag-cageur parce que xëy na cause bi dafa noble trop te gis nga Dieynaba je pense que phénomène la jamono bi cag-cag bi kenn mënu ko contourner y a énormément de gens yoo xam ñoo ngi toog seeni bureau laa lay wax ni di tedd te pourtant baram benn mboto wala ñaari mboto la ñuy yor ñu leen di liggéeyal di leen assurer seen dépense quotidien donc ça veut dire que ni secteur la boo xamante ne dafa rationnel mais aussi dafa laaj ñu jàpp ci lu ci ëpp man boo xoolee man ba may commencé dañoo jënd moto jox ma benn waaye bu ñuy wax dadi moo jënd moto jox ma commencé si ba yàlla sutural ma am ci sama moto bopp te man maa ngi si secteur économique laa gën a nekk parce que damay liggéeyal ay nit yoo xamante ne dañ lay jox somme yu bari des fois nga leen di defar ay virement bancaire des fois nga leen di retirer ay chèque donc secteur boobu noonu am na nit koo xamante ne am na oto te leer na ko ni bu taalee oto nar a jóge kilomètre 11 fii nii route de Rufisque nar a dem ville dina fi def 1h30 minutes ndax embouteillage war a retirer benn chèque ci benn banque de la place donc loolu beneen problème la ñun livreurs yi bu dee may wax dëgg rek nañ ci jàpp ñu suñu secteur bi ñu ngir yàlla régulariser ñu ko boo gisee nag may wax ak xel bu dal je pense bien que ni Macky Sall dafa am loo xamante ne moom la ko yàlla jagleel moom mooy le président de tous les Sénégalais du moins que moom la fi yàlla tegagum ñun bu ñuy wax ak moom aussi ay démembrement bu ñu leen bindee répondre ñu wala defuñu signe de vie ñun aussi dañuy war a mun a wax ak moom direct parce que recevoir na fi ñoo xamante ne suñu cause ëpp doole seen cause parce que ça réunit énormément de jeunes porteurs d'espoir surtout parce que jeunes yi tamit dafa am loo xam ne ñu ngi koy représenter biir Sénégal te Ali mu ngi koy wax sànq wax na fi waxu masse électorale te il a parfaitement raison jeunes yi jamono bi ils sont conscients donc bu amee ay jeunes aussi yoo xam dañoo nekk dans le milieu du cag-cag ñun dañuy ñaan mu dooleel ñu mu recevoir ñu toog waxtaan bu ñu toogee waxtaan bu boobaa dina mën a xam suñu problème mu jéem ci andi saafara. D'accord
à part loolu ban jafe-jafe nga ci jot a dund bi nga tàmbalee di nekk livreur ba tey ji dund nga ci ay jafe-jafe yu métti yu bari sax beneen bi mooy dóorkat yi aali wax parce que damay livrer ay nit des fois ay téléphone portable des fois nga dem livrer nit benn kër boo xamante ne ñaari buntu la am yow livreur nga taxaw jox ko téléphone bi mu ne la genre xaar ma won ko sama yaay ci kër gi génn ci beneen buntu bi def nañ ma ko mariste fii xam nga këru mariste yi mais il a fallu après ma génnee xaalis pour fay kooku parce que le gars il était pas compréhensif mais position am aussi dama ko comprendre parce que tamit nit kuy jaay doole tamit buy daan doole aussi bu la joxee produit am day xaar retour donc aléa yooyu yëpp il faut nga comprendre ko remboursé naa ko mais wax dëgg yàlla boobu ba léegi aussi tax na ma yeewu di ñaax aussi yeneen livreur yoo xamante ne dañuy yor marchandise boo xam daa am valeur ñu def très attention bañ a risquer benn 2000 boo xamante ne mun na la andil problème mu 100000 wala 200000 jëm kaw dañ jël comme lu Ali wax jël seen temps xam ni aussi am na yenn course yoo xam bu ñu la ko joxee dañ lay tester tey bu ñu la yóbbee benn course boo xam ne quartier imbécile nu ko gars yi di waxee mu leer na course yooyu ku la ko yónni xamoo ko wóorul amaana ni sa mboto lañ la bëgg tayle foofu nga dem ci benn course gars yi nangu sa mboto xam nga am na yoo xamante ne aussi foog nga am self mind xool aussi nooy doxee am na da ciy baax trop. en tant que secrétaire association bi lu bëri yow yaa koy gérer. prix yi nga xamante ne moom la ñuy livrer est-ce que dafa fixe wala ça dépend rek ci nit ki nga xamante ne moom moo yor moto yi parce que parfois nga lii ñu jox la benn prix même kii bi même distance bi. boo woowee beneen livreur mu wax la bii prix nga woowaat keneen mu waxaat la beneen prix daal du bokk. loolu tamit waa xam nga prix aussi day dépendre ci nit ki. tey Ali moo ngi nii il a des clients yoo xam ils sont hautement placés te début bi ay 2000 la leen doon dawalal di ko def ngir yàlla tax te tey nii ñooñu noonu am nañ kersa sax jox ko 10 000 ndax liggéey bi nu mu koy liggéey parce que c'est aussi il faut que ñu xam ni c'est la qualité du service qui compte en réalité parce que am na ñoo xamante ne ils font ce qu'on appelle une livraison du dernier mètre ñooñu seen liggéey dafa am importance trop donc prix yi am na ñoo xamante ne aussi dañ koy exagérer jarul muy exagérer tey dëgg la course général en général dañ la ne fépp fii Dakar 2500 la ville au-delà de Pikine ngay yokk téeméer comme man nu ma koy defee boo demee Pikine voilà par zone Pikine 3000 fu toll Pikine par exemple nga nar a dem Rufisque aussi noonu ngay yokkee en fonction de kii mais dañ jàppale livreurs yi gars yi defuñu ko pour en réalité fixer ay prix mais dañ koy def pour mun a survivre le concept c'est ça survivre surtout. bu ñuy jàppale livreurs yi tamit je pense que livreurs yi aussi war neen mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk seeni clients. sa doléance ngay wax. waaw bien sûr parce que ñun ñëpp dañuy woo ay livreurs dañuy livrer dañuy soxla parfois ñu toog woote ñu livrer ñu. surtout waaw surtout nag ngeen veiller ci loolu ci livreurs yi nga xamante ne déjà da ngay gis ay xale yu ndaw ñoom ñooy yor moto. tali bi wóorut nu ñuy dawee accident yeeg tout ñoom ak taximaan yi parfois nga gis ñuy wàcc di xeex ak yooyu yëpp. d'accord je pense que loolu yëpp di ngeen ci veiller waxtaan ak ñoom ba tax na tey ji li ngeen di wax nii amaana bu ngeen ko amee du ngeen ko rëccu. loolu yëpp ngay wax nii c'est ce qu'on appelle manque d'organisation et une méthode yi nga àdduna lépp loo nekk te amul méthode ak organisation du dem sa liggéey bi ngay defar nii da nga teg sa emploi temps teg sa planning xam heure bi ngay wàcc heure bi ngay génn surtout secteur bi dañu seetaan rek boo yi ngay gis ñuy dawal yëpp moto bu ñu ko régulariser woon formaliser ñu woo ñu former ñu ci code de la route kon choc yi ngay dégg yëpp du am dañu seetaan quoi maanaam ñun dañu sacrifier on est une jeunesse sacrifiée te pourtant ñun bu ñu demee ba tollu fii xoolal suñu papa yi lu ñuy investir suñu nu mu méttee depuis l'enfance nga def CI génn ñëw def moyen secondaire lycée am sa bac dem université Anta Diop bu xante ba nu mu méttee nga jàng am sa première attestation première année deuxième année def sa licence génn nga ni déedwaay xaama toog dem hiérarchie A def master 1 master 2 génn amoo liggéey loolu lan moo ko gën a métti ci àdduna sa papa yeewu di la xool mënoo ko dimbalee ñaar téeméer sa yaay yeewu xool feebar mënoo ko dimbalee dara kooku boo sacrifié ba jël sa matériel yi nga amoon yëpp jaay ko jënd benn moto 300000 boo jël 300 jëndee ko moto balaa ngay xalaat papier doo xalaat li waa kër ga lekk di nga am 5000 francs war ko yóbbu kër gi ñu lekk ko nga ne nga koy dajale di ko jox papier looloo tax ñu bëgg a oser le ton ni que papier yooyu mën nañ ko dajale mais day metti kër ga kon du ñu fay ndox du ñu fay courant du ñu lekk du ñu survivre lu ñu bëgg mooy président de la République nañuy dimbali ngir yàlla tax mu jàppale ñu ci lii ñu koy woo nii parce que moom rek moo ko mën li ñu bëgg état rek moo ko mën parce que jàpp naa ne moom loolu bu ko bëggoon suba mu am
te man moo toogee ak moom wala ñu toog ak moom rek incha allahu rabbi bu ñu ko waxee di xam naa Macky Sall son excellence xam naa ko am yërmande te moom mas naa toog gis ko muy benn plateau télé muy wax jaar-jaaram fu mu jaar ak waajuram fu mu jaar ak famille fu mu jaar ñi ko wëroon li mu doon dund si wàllum ñu xeeboon ko déstabiliser ko tey yàlla suturaal ko ba teg ko tey au sommet kon tey ñooñu tey toll fi nga toll woon bu ñu la wooyee ne la président jàppale ñu rek yaakaar hésitation warul am man maa ngi lay ñaan en tant que président des livreurs cag-cag du Sénégal Alioune Fall nga recevoir ñu président nga recevoir ñu wax la li ñu bëgg nga jàppale ñu parce que jeunesse bi nga am ni tey yaakaar naa monde entier bu ñu ko amoon Sénégal avancé na bu yàgg te nag réew mënul avance sans autant que jeunesse dugal ci mémise waaw lii nag métti na secteur bi métti am na risque lu ne ñoo ngi koy dégg policiers yi aussi président waaw c'est normal parce que àdduna lépp loo gis y a des normes sociales yooyu ça incombe à tout le monde ñoom am nañu droit arrêté ñu mais ni ñu koy defee moo salte nga arrêté ab livreur mu xëy suba ba ngoon daw benn 5000 francs nga arrêté ko ni nga sa carte grise mu la manqué na mu rokki sa caabi koo dafa war a jël sa moto yóbbu commissariat bu ñu ko yóbbu commissariat ñu bindal la bu ñu la bindalee ñu la une semaine fay nga 12000 mais fekk une semaine mën nga daw si reçu bi te kenn du la jàpp mais dañ lay bindal tey nga jël sa moto tey nga gont liggéey ñu jàppaat la nga dem benn commissariat ñu fay la 2 fois wala nga ñëw si benn montage ñu jàpp la fa ñun la léegi xam bu njëkk 2000 lañ daan laaj léegi 5000 la ñuy laaj 5000 francs nga joxe wala 6000 léegi imagine toi rond point Sam ñu jàpp la fa nga joxe ba 5000 francs nga jël sa moto daw Liberté 6 2 voies ñu kepp la fa laajaat la 5000 francs mais kañ la sa jeunesse di réglementé kañ lay dajale lu mu amee papier mais kooku boo nangoo motom di ko def noonu kooku day sànni moto fee dem di agressé kooku boo koy def noonu day soxor day dem fekk jeene ba wàcc mu karka nangu saakam nangu ay fonam dem jaay ko benn 20000 francs moo ko gënal dañu wax ne dëgg ñoom ñoo ñuy poussé à ce que ñu gars yi di def loolu mais buñ la jàppee rond point centre fay nga 5000 nañ la bind reçu boo xam ne di nga mën a daw toute une journée wala 2 journées yoo xam ne bu ñu la arrêté boo ko wanee dinañ la bàyyi nga liggéey sa liggéey mais boo xool livreur yi sonn nañu billaay wallaay livreur dama ne damay sama parole bu nga ko tegoon fii tey di nga gis muy sonné wala mu ñu may envoyé message difficulté yu métti la gars yi dund yu métti Sénégal nag booy woote dara dañu jàkkaar dafa am lu ne ci ginnaaw bu dara nekkoon ci ginnaaw kon du ñu ñëw ci télé bi toog parce que ñoo ngi am yàlla ñuy suturaal ba ñoo ngi am suñu journée 2000 francs di ko lekk garde suñu dignité ak suñu crédibilité di def lu ñu war a def en tout cas kontaan naa trop ci invitation bi kontaan naa trop ci à ce que ngeen déglu ñu pour mën a jàllale suñu message association bi nag yaatu na ça fait 6 ans ñoo ngi ko créé képp koo xam ne pare nga pour dugg ci boo contacter secrétaire général wala président ci numéro bi 77 710 18 06 incha allah rabi dinañ la jaarale ci yoon nga ñëw adhéré ubbi nañu panel bi képp ku bëgg a dugg ngay sénégalais wala di étranger ñëwal nga dugg mais jàmm ak salaam lañu bëgg ak politesse bu prépondérant ñëwuñu pour saaga nit livreur bi ku bokk ci association amul saaga amul sàcc alulu jaamul amul jandi nit dal nànk daw nànk képp koo xam ne nii yaa ngi liggéey ci métier bi bu doonte jox na la 300 millions ni la yóbbu ko yow na nga am sa dignité nga xam ni 300 millions yi 2000 francs nga ci am wala 3000 francs nga def ko sa poche boo ko lekkee mu leew la donc waa ji nag bu amee lu mu la yow may wala ndaw si mu may la ko mais l'essentiel àdduna lépp looy def te boole woo si njub rek du dem kon maa ngi woo livreur yëpp ñu am comportement boobu di leen wax ne ubbi nañu bunt yi nañ ñëw adhéré ci association bi merci beaucoup merci beaucoup Seydina kàddu yi am na solo lool ma bàyyi la rek Ibrahima yow itamit nga daal di wax sa kàddu gu mujj tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk waa internetu Dakar Buzz. comme lu ma waxoon dès le début rek. daanaka yaakaar naa tey problème bu nekk war na mun a xool lu muy utee saafaram. donc lii benn problème la boo xamante ne c'est d'ordre actualité la. jamono bii nii mboto yor ko sax dafa métti. déjà président moo ngi doon wax kaaw policiers yi te nañ xam ne aussi tey les policiers on les paye avec l'argent du contribuable sénégalais te contribuable sénégalais ñun dañuy fay juuti ni ñoom mais bu ñu ko fayul de façon directe on le fait de façon indirecte parce que denrée bi ngay jënd ci boutique bi da nga ciy fay impôt donc ci yooyu noonu la ñuy dajale fay leen mënuñu aussi di leen fay ñaari yoon mënuñu di leen fay à travers le contribuable sénégalais ñun aussi lu ñu am war ko yóbbu suñu kër gars yi kar ñu duñu laaj ay 5000 tey bu la leeree ni booy bi nga jàpp ni livreur la
c'est pas un malfaiteur nga vérifier engin mu leer na kii livreur la mais nga laaj ko 1000 francs sax wala 2000 wala ilaa boo demee comme lu président wax di ko laaj 12000 nga yóbbu ko commissariat jox ko benn papillon bu na circuler pendant 2 semaines. loolu tamit ñu ciy bàyyi xel te wax na ñun ak ñoom du ñu ay noon des fois dañuy jàpp booy jàpp yoo xam ne day métti ba booy bi di daw sax ba def choc ci tali des fois ngis ñu lay koj ay koj yi métti nga koy dund non da koy dund wala nga ñu kar la fii nga jël sens interdit benn oto jaxase la ay choc yi métti teg naa ci bët du benn du ñaar donc loolu si desaat aussi mooy di wax état bi que rôle am la aussi mu saytu jeunesse am loolu c'est pas extraordinaire quoi franchement parce que nous représenté wuñu jeunesse bi yëpp parce que am na ku ci nekk domaine boo yëngu mais suñu secteur dañ leen ci soxla te président joxe na numéro am bu ñu ci mënee jàpp aussi ñu contacter président ñu xool pour éventuellement ci numéro bi comme ça ñu ci bëgg a adhérer rek numéro bi waaw bu fekkee man secrétaire administratif bi man sama numéro 78 la 016 43 03 képp koo xamante ne association bi ñeewal na la soxal na la boo ñu contacter incha allah dañ la dugal wax la critère d'adhésion yi incha allah pour nga bokk ci te di waxaat aussi benn cadre président lancé bu ñu nekk nii il faut pas s'attendre au kii ñu décourager parce que on porte toute une jeunesse comme on le dit souvent donc nañu multiplier plateau yi nañu multiplier jéego yi di xool surtout nan la ñuy defee suñu benn shooting boo xamante ne gars yi nañ ñu déglu aussi président da ciy baax trop donc Dieynaba di rafetlu aussi initiative bi leen wax ni Dakar Buzz ci kaw sa kanam et que yàlla na yàlla xeeb dolli et que yàlla na yàlla nangu aussi voilà kàddu yi am neen solo lool surtout nag man lu ma leen di wax rek tàggat leen bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk xale gannaaw yéen am ngeen chance jiitu leen am ngeen chance am leen li nga xamante ne ñoom amuñu ko da ciy baax ngeen di communiquer ak ñoom par rapport ak nu ñuy dawalee ci mbedd bi par rapport ak nu ñuy jëflante ak seeni client bu ko defee rek amaana li ngeen di ñaan depuis boobu ba léegi yàlla dina def ngeen am ko daal ami internetu Dakar Buzz mu ngi ni kii nga xamante ne mooy Seydina nekk président des associations des livreurs cak-cak du Sénégal moom ngeen fi amoon tey ak ki nga xamante ne moo nekk Ibrahima Badji nekk secrétaire administratif association bi aussi ñoom laa toogaloon tey di waxtaan ak ñoom par rapport ak situation bi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy dund surtout nag ak cas d'agression yi ñuy nemmeeku lool ñoom ñu leen ciy tudd lu bëree bëri jot ngeen déglu li nga xamante ne ñoom wax neen ko ak lenn li nga xamante ne dañoo loolu rek moo leen soxal instant bi nii ma leen di jox dig daje beneen yoon laata loolu nag may remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk samay caméraman di Amady ak Omar tamit ñi nga xamante ne sànq ba léegi ñoom ñoo nekk di ànd ak man ba tey jii nii émission bi daal di yemb jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.